yéen a ngi suivre GBN TV di génération Barhama Niass bu leen fàtte bés ci abonné ak ci cloche de notification bi. GBN TV, toujours au service de la Fayda Tidianiya. Gàmmuk Taïba Niassène di bés biñ tànn jagleel ko ganek àdduna góor gu mag googu di Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass Baye. ren ji amal nañ ko fukki fan ci weeru mars atum 2020 taalibe yi bàyyeekoo fu nekk ci àdduna bi ngir màggal si guddik ganek àdduna góor gu mag googu di Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass Baye. ñu ñëw ak yéen ci benn reportage buñ leen amaloon jagleel ko wàllum solidarité di yenn kuréelu mouvement taalibe Baye Niass yi di ay ndaw yu dajale lañ am ngir rek jàppalante ko ak ganuk seen sang boobu di Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass Baye. jaar nañ ci dalab waa DEDBEN lëkkaloo ci ak waa ànd liggéey Taïba Niassène waa Samra ak association des jeunes pour le développement de Taïba Niassène muy kuréel guy yëngu ci wàllum séddale ay ñam ngir jox ko gan yi ñëw Taïba Niassène ngir gàmmu si. ñenn ci ña ko jiite yëkkati nañ ci seen ay kàddu. maa ngi tudd Omar Niass porte-parole DEDBEN ñi ngi mouvement ànd liggéeyal Taïba Niassène ak waa Samra ak association des jeunes pour le développement de Taïba Niassène ñoo def chaque année ñoo dajee fii di organiser pour képp koo xam ne yaa ngi Taïba Niassène rek ñu servir la ba nga xam ne doo tumuranki ñu ngi fi ànd ak nag ren nag daaw ñaar lañu woon mais ren ñu ngi ànd ak mouvement bi nga xam ne ay ndaw yu dëkk lañ ay ndaw lañ ñu ci dëkk bi ñoo ñëw ajouté wu ci mouvement bi ñëw jàppale ñu liggéey pour mën a servir pour mën a toppatoo képp koo xam ne yaa ngi fi rek ñuy toppatoo la ba nga xam ne doo tumuranki ren nag daaw am nañ ay évolution ba nga ñëw nañu fekk nañu seetlu lañu dëkk ba pare tey taal nañ ci suba gi 5 mane laax ak defal nañ ñaari mbane café aussi séddale nañ ko jox nañ ko gani. Je suis le président de l'association des jeunes amis pour le développement de Taïba Niassène ñu ànd ak waa Samratou Fayda. J'espère que su may xool at yi dana war a toll ci 5 ans su ma juumul ànd bi rafet lool rafet googu moo tax ñu koy continuer ba léegi ba ñeneen gis ci bët mu rafet ñu ñëw ànd ak ñun kon loolu dañ koy ndamoo waaye tamit dañ koy gërëmee waa Samratou Fayda ñoo nga xamante ni ñooñu influencé jël ñu nañu lii lañ bëgg Taïba dañuy ñëw Taïba te amuñ foo xam ne dañ fi dal ñoom ñu ne ñu dara leen ñi rek lañ bëgg lépp loo xam ne war na ko dinañ ko def waaye liggéeyal Baye duñ la seetaan ngay liggéey ñun ñu toog ñu ànd ak ñoom di liggéey ci loolu ba yàlla def ñi nga xamante ni ñoo ko sosoon tey jii wax dëgg yàlla ñii ñi ngi nekk ay service ñii tukki nañ wax dëgg yàlla gisuñ ci benn réccu te li ñuy wax rek liggéeyal Baye moom ci kanam rek ndax Baye moom moo ko wax liggéeyal leen ma si ngeen di jotee seen i càkkutéef àdduna ak yu àllaaxira bi ñu door jeune ami la woon ak Samratul Fayda daaw DEDBEN ñëw bokk ci andi seen contribution ren ànd liggéeyal Taïba Niassène ñëwaat dolli ci kon nga xam ne comme ni ñu ko waxee ñoom ci seen kàddu yu jiitu rek mbir mi amul tànki gannaaw tànki kanam kese la am. mu nekk nag mbooloo moo xamante ni amul dara lu leen takkee lu dul bëgg a Baay di xitma ci aw yoonam di ko liggéeyal comme niñ ko waxee seen kàddu yu jiitu te loolu mooy yellaay tey li nga gis tey nii yaa waxal sa bopp fii ne ñoo la jox nga ndékki te noonu lañ ko fas yéene defee jox nit ñi ñu añ. ndaw yi mënoon nañoo nekk ci leneen ndax jamono laaj na ko mais aussi liggéeyuluñ yàlla lu tax mu boole leen ñu nekk ci lii moo tax li may faral di wax rek en tant que président Samratul Fayda damay toog ma naan leen ci wàllu mbiram këyit administrativement mën naa jiitu waaye ci liggéeyal Baay ku ci toog dof-doflu ba ma jiitu la ci kanam ñàkk nga. lépp nag ñu di ko dellu aussi di ko sant yàlla bu baax a baax di wax ne suñu xool dafa sedd ba am loo xam ne yëpp mënuñu toog di ko wax. ci agent de santé waaw te ci par rapport ak wàllu mbiram hygiène tey su séddale añ jotee rek soo ñëwee taxaw di nga xam lan mooy hygiène bi Samratul Fayda di utiliser hygiène bi nga xamante ni moom la waa DEDBEN andi hygiène bi nga xam ne moom la jeune ami andi hygiène bi nga xamante ni moom la mouvement ànd liggéey Taïba Niassène andi ndax tey soo demee ba nu mbooloo mi toll yëpp nga bëgg kenn ku ci nekk nga utal ko plateau boppam defal ko ci emballage solal ko ci mbuus yëkkati jox ko ak loxoom yaakaar naa ne loolu hygiène waru ko romb. mouvement ànd liggéey Taïba Niassène ren lañ ko créé mais biñ ko créé ren dama gis ne à chaque fois ñii dañoo nekk fii di togg di liggéey ma wax waa sama mouvement ne ren
est-ce que kon duñ dem fekk si ñoom comme que lépp benn la lépp Taïba Niassène la lépp liggéeyal Cheikh Ibrahima boo ñu tax a jóg ñi dem fekk ñu ñi liggéey ànd ak ñoom liggéey ci liggéey bu rafet ñu ngi koy def nag ba léegi amaguñ ci réccu nag parce que bi ñu ñëwee ñoom dalal nañ ñu wan nañu ne nii la ñuy dee nii la ñuy defee nii ñuy defee bi ñu xëyee comme ni ñu ko waxee ñoom ñëpp rek tàngal nañ café joxe nañ ndékki def nañ ay laax léegi ñu ngi jublu ci añi nii comme wàllu hygiène boobu tamit ngay wax ñoom préparé nañ seen bopp parce que ñun xam nañ fii ñu fi nekk ñu si bëri jàng nañ xam nañ lañ moo hygiène te par rapport ak milieu bi nu mel nii ak kii bi nu mel nii moom mooy wàllu feebar yu bëri nii ñun préparé nañ suñu bopp parce que du dañuy ñëw jox plat ci mbedd yi ak poussière bëri mais dañ koy emballagé jox la nga lekk mu jeex même café yi tamit ci suba noonu lañ ko defee kuñ jox sa kaasu café yow yaa ko moomal sa bopp doo bokk kenn naan doo bokk kenn mburu lekk loolu daal liggéey bi daal ñii lañ koy doxalee rafet na trop ñi ngi gërëm nag ñi ngi sant ñëpp. geneen kuréel ba tey guy yëngu ci wàllum séddale yi ñam di kuréel gii di laay biir te ki ko taxawal di Cheikh Baye ñoom it séddale nañ lu tolloog 800 bopp mburu kenn si ñoom di Mouhamed Diop di ñu xamle ak seen kuréel googu ak lan moo ko tax a jóg. maa ngi tudd Mouhamed Diop maa ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziar di leen tatagal di leen ndokkeel ci bisu màgg bi muy gàmmu Taïba Niassène bi nga xam ne mooy anniversaire ki nga xam ne moom la ñu yàlla jagleel muy Mawlana Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass di kaddu bi nga xam ne moo gën a rëy ci lu ñu yàlla jox ñun ay taalibeem ak i soppeem ak i mbooloom. mouvement bi mi ngi tudd laay biir askan wi nekk mouvement boo xam ne sosu na ay at a ngi nii njëriñam du lenn lu mooy dafay def social jëmale ko ci askan wi nga xamante ni dafa jëm ci bis yi nga xamante ni moom la ñuy mooy bisi Mawlana Cheikh Ibrahima yi nga xam ne moo demee ni gàmmu Médina wala gàmmu Taïba wala gàmmu Kër Madiabel fépp foo xamante ni hadratul Mawlana Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass ma nga fa rek laay biir askan wi dana fexe ba waxtu jotee dana jéem a def itte ci dooleem ci mën-mënam ci kàttanam yëkkati ay ndimbal bu nekkee médicament la wala ndekki la wala añ wala ndox lépp mu jël ko def ko ci bis boobu ngir taaral bis bi pour xidmaa ko suñu sëriñ Mawlana Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass. fii ci Taïba Niassène ñu ngi nii di soog a yegsi joxe ci ndekki lu tolloo ko 500 pain yoo xamante ni ay 110 ginaar lay doon bu ànd ak ndox ñu jéem ko jox taalibe yi nga xamante ni jugee nañ ci barab yi fasanti ko pour ñu mën cee xéewalu ndekki ci bu ko defee tamit ci kanam tuuti añ yi mi ngi ñëw ñu jéem ko tasaarewaat tamit mu jëm ci taalibe yi mu nekk loo xam ne mooy suñu participation li ñuy xidma Mawlana Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima ci bis bi. waaw alhamdulilah ku wax Taïba Niassène xam ne barab la boo xamante ni mbooloo ñoo fi daje te boo fi indi lu mel ni ñam da ngaa war a jël mbooloom précaution yi pour ñu joxe ko ci anam boo xam ne anam bu set lay doon anam bu sell ndaxte contact bi dafa bëri bu ko defee nit ñi gars yi jeunesse bi gars yi ñuy utiliser bu ko defee pain yi ñuy defar mu nekk loo xam ne dafay ànd ak cet ndax ku wax lekk wax loo xam ne ci biir la jëm te dafa ànd ak cet rawatina ci moment yi nga xam ne toll nañ ci actualité générale nga xamante ni ñu ngi tudd ay feebar yu nekk ci réew mi bu ko defee ñu jël mboolem précaution pour yàlla musal ñu ci loolu yëpp ci bak Cheikh Ibrahim di sant yàlla di kontaan ci bis bi di ñaanal mboolem koo xamante ni ñëw na fi bépp càkkutéefam yal na ko yàlla jot yal na ko yàlla jotale ñiy wàcc yal nañ yegsi ci jàmm yal na ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm yàlla may ñu suñu càkkutéef ñun ñëpp ci daraja Mawlana Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass mouvement bi ñu ngi ci ànd ku ñu wax Mawlana Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass muy Baye Niass dëkk Kaolack di doom ci xadara bi waxtu wu nekk mi ngi jàppalante di def ay itte ci xadara bi loolu lañ doon tàggu. ca peggu jumaa ja ay mbooloo yu taxaw ŋàbb ca seeni loxo mburu ak kaasu kafe kuréel gi di waa Minka Youth Foundation ñoo fay joxe ndékki. waa Minka Foundation ñoo dafa benn foundation la jógee Angleterre ku ñoo waa Cheikh Omar Niass nekk di sëti Mawlana Cheikh Ibrahim nekk Angleterre ñun waa Gambia ak Sénégal ñoo nekk fi Dakar Gambia Sénégal ak Nigeria ñoom ñëpp ñoo dajaloo ci bés bi pour lan dundal ñoñ Mawlana Cheikh Ibrahim defoon nañ ko daaw ren ñu feddali ko tam xarit yeeg gàmmu yi lépp loo xam ne xew na ci pay bi wala lu dul pay bi ñun dañ koy def foundation la ngir Mawlana Cheikh Ibrahim dafa wax ne dafay jox exemple pour ndaw ñi loolu moo tax ndaw yi jóg ne xaaral ñu dundale seen doole nga gis ne seen dërëm yi ak seen dalasi ak seen neyre yi moom lañ dajale ñëw indil ko Mawlana Cheikh Ibrahim jox ko ay jaamu yàlla
pour ñu dundee ko looloo waral bés bi. waaw ndekki gi lañ nekk ni di ko joxe waaw incha allah añ dina ñëw reer yi dina ñëw njogonal sax dina am incha allah boisson yëpp ñu ngi ko préparé incha allah fii daal mooy position bi ñu nga xam ne amuñ fuñ dal ñooñu lañ gën a considérer xam nga am na koo xam ne dafa ñëw dafa bugg rek moo tax mu ñëw googu noonu kooku la ñuy dimbale ko ci Maulana Cheikh Ibrahim looloo tax ñu def foundation bi. daje bi ñu dajee fii ak mbooloo mi nga gis ay xeewal yu ñu indi rek pour jox ko jaami yàlla yi la pour bis bi nga xam ne ni Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass radiyallahu anhu moo ñu ko jagleel waaye di sant yàlla tamit ci li nga xam ne ndolal la ci jullit ñi li dajale fii nit ñi nag fondation bi ñu ngi ko tuddee Minka nga xam ne Cheikh Omar Niass depuis Angleterre di imam yu mañ saca moo taxawal bis bii dama gëm ne ñun jullit ñi loolu feer boobu taxu koo jóg lu tax mooy ñi nga doon xëy ñoo doon ŋàññi alxuraan doon ko toroxal ñoo yàlla la yàlla nattu tey feebar boobu dal ci seen kaw maa ngi bégal ne jullit ñi feebar bi bokkuñ ci feebar bi pour jullit ñi waaye ñi ngi ñaan yàlla aw xay moom boo koy dégg su munta wéy da ngay ñaan yàlla mu fay ñi ngi ñaan yàlla mu fay ñi ngi ñaan yàlla képp koo xam ne feebar bi dal na nga xam jullit li waa doodu jullit yàlla na la yàlla saafara. ba tey ci gàmmuk Taïba Niassène atum 2020 daje nañ fa ak waa fondation Fonds Medina Baye ñoom ñi ñëwoon ngir indi seen ndimbal jagleel ko ñii di waa Baye assistance médicale di kuréelu way docteur ñoom it ñuy jàppale askan wi ci seen wàllum paj. asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Pape Mamadou Gueye secrétaire général ci fondation Fonds Medina Baye ñu ngi ñëwoon tey fii ci Medina Baye àndoon ak équipe bu Fonds Medina Baye fondation bi ñu ngi ànd ak ku ñuy wax Alioune Thiam responsable de mobilisation des ressources et des levées de fonds ak Soxna Fawade Ndiaye mi nga xam ne moom mooy responsable des projets ñu ñëwoon tey fii ci Taïba Niassène uutu fi administrateur général bu fondation bi di Mohamed Gueye ñu ñëwoon fii ci ndigalu conseil de fondation Fonds Medina Baye bi nga xam ne ki ko jiite mooy son excellence l'ambassadeur Babacar Carlos Mbaye mi nga xam ne moom mooy président du conseil de fondation Fonds Medina Baye ñu ngi ñëw ci ku ndigalu ki nga xamante ni moom lañu ko dénk lépp loo xamante ni ko dafa jëm ci fond bi te xalifa bi dénk ko moom it mu jëlaat liggéey bi ku dénk ko fondation bi maa ngi bëgg a tudd Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Aliou Cissé donc ñu ngi ñëwoon tey fii ci gàmmu gi di am mbégte ak kontante ngir màggal la juddu Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass waaye ñu ngi ñëw nag tey fekk fi suñuy ay mbokku taalibe ñoo xamante ni kenn dootu leen présenté ci pays bi muy Baye assistance médicale ñu ngi fi ñëwoon tey ngir jàppale leen ci li nga xam ne as toute fondation Fonds Medina Baye war na leen ko mën a jox ngir participer ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi ko liggéeyal l'islam di ko liggéeyal tarixa bi waaye di ko liggéeyal tamit fayda tijaaniya bi loolu moom la xalifa bi gis moom la imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé gis loolu moom la jamiyatu Ansaaruddin gis loolu moom la fondation Fonds Medina Baye tamit gis moo tax ñu yabal ñu fi tey ngir ñu ñëw fi andil leen ay jumtuwaay yu ci demee ni ay gel ak tamit ay masque ndaxte umpule wuloon ne fan yi yëpp li nga xam ne moom moo ko lëmbe àdduna bi lëmbe réew mi moom mooy feebar boobu noonu ñuy wax coronavirus te coronavirus bokk na ci li nga xamante ni moo la ci mën na dimbale bokk doo ko am mooy nga am ay jumtuwaay yoo xamante ne nii ak benn comportement boo xam ne da nga koy am ba nga xam ne dina la ci dimbale loolu xam naa ne ñun suñu xam-xam bëriwu ci waaye ñu ngi toog ak ay docteur yoo xamante ni bu ñu àddoo dina gën a leer kon fondation Fonds Medina Baye conseil de fondation bi ñu yebaloon tey ngir ñu andil leen matériel boobu noonu jàppale leen tey ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def te ñu yàgg koo def ci pays bi moo xam Kossy la moo xam Nguer la moo xam Kër Assane Diassé la moo xam Medina Baye la waaye moo xam feneen la ak feneen la te
te damay wax ne ñoom liggéey bi ñuy def liggéey luñ ko rek Sénégal waaye mboolem humanité moom lañ koy liggéeyal parce que ku wax Baye da ngay wax ne international te Baye lu mu oote nit dafa ko jógee fu nekk ñëw fa te nit ñi buñ fa ñëwee Baye assistance médicale bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen di dalal xoolal leen seen wér-gu-yaram ba ñu wëññeekuwaat ci wëññeeku boo xamante ni bu mucc ayib la seen kër ak fi nga xamante ni fa la ñu kii ko jógee xam naa ne daal du ma mën a monopoliser la parole waaye ci ay kàddu yu gàtt rek loolu noonu moom mooy li nga xamante ni moom moo ñu fi andi woon tey ñuy féliciter beneen yoon di gërëm beneen yoon Baye assistance médicale ci liggéey bu am solo bi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ko liggéey di leen ñaanal tamit yàlla gën koo ful di leen wax tamit ne fondation bi dafa ñëw tey waaye waaw am na yéene am benn partenariat boo xamante ne ni bu gudd bu yàgg waaye bu am solo lay am ak Baye assistance kit médicale. maa ngi tudd docteur Moustapha Niang président de Baye assistance médicale donc ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy def di jiite suñu nuyoo di nuyu maanaam Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass di ko ñaanal yàlla may ko wér te yàggal ko fi di nuyu suñu imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé al imaamul akbar di nuyu mboolem seeni rak yu nekk ci pays bi donc di wax na tey ñu ngi fii nii ci Taïba Niassène ci couverture médicale bi nga xam ne ni dañ ko daan faral di def di wax rek ne ñu ngi kontaan trop di gërëm trop di gërëm ngërmaane goo xam ne nii am na commencement waaye amul fu mu yem ci ngërmaane goo fu mu jëm mi ngi jëm ci ñuy wax waa fondation Fonds Médina Baye vraiment gis nañ li nga xam ne ni tey andi nañ ko fii mi ay alcogel ay masque ak yeneen bagage yeneen jumtukaay yu demee ni loolu vraiment ñi leen ci gërëm bu baax a baax a baax di kontaan trop ci acte yooyu nga xam ne def nañ ko jëmale ko pour jàppale ko Baye assistance médicale mi nga xam ne tey mi ngi fii Taïba Niassène pour dimbale population bi ci jëm ci wàllu wér-gu-yaram donc ñu ngi gërëm sëñ Guèye Mamadou Guèye bi nga xam ne nii moo fi teewlu waa fond bi jël matériel boobu teg ko suñu loxo ak sëñ Thiam bi mu àndal ak soxna Ndiaye aussi ñu àndal vraiment jot nañ matériel bi gis nañ ne am na solo trop ndax ku ne xam ne ni jamono ji dafa tombeek jamonoy feebar boo xam ne nii nit ñaa ngi koy ragal nit ñaa ngi koy daw mais feebar boo gis lu ci ëpp solo rek mooy moytu ko li ñuy wax prévention je pense que buñ moytoo moytu bu baax rek mën nañoo bañ a yegg ci feebar bi ñoom nag ci moytu boobu lañu agir mën nañoo jënd garab may ñu wala ñu jënd leneen waaye jumtuwaaye moytu la ñu indil donc loolu mooy wane na rek vraiment xam nañ lu ñuy def te ay jàmbaar lañ donc jumtuwaay yooyu ñu jox ñu tey dina ñu dimbali bu baax a baax dimbali population bi ci nan la ñuy moytoo li ñuy wax les mesures d'hygiène yan jumtukaay la ñu war a jëfandikoo ba ñu mën a set seen loxo set ci seen yaram moytu joxe loxo bu bari bi moytu tamit dajaloo yu bari yi yooyu yëpp ci ay mesures préventives la loolu tey lañ ñu indil vraiment ñu ngi ciy kontaan bu baax di ci gërëm Fonds Médina Baye di ñaan yàlla na yàlla barkeel seen yëngatu ak seen dal yàlla na yàlla may leen ndam ci mission bi nga xam ne nii tegoon nañ ko yàlla buñ ci gis dara luñ ci réccu yaar bi bépp projet boo xam ne am nañ ko pour pays bi yàlla na yàlla def mu aboutir di wax ne ñu ngi leen di tàllal suñu loxo ndax Baye assistance médicale ku ne xam ne association bu mag la on compte plus de 300 membres spécialité bu ne mi ngi ci médecin infirmier pharmacien ñëpp ñu ngi ci donc boo jógee tey ne dama leen di jàppale vraiment loolu lu rëy la te sa bopp tamit ngay jàppale
ndax Baye Assistance Médicale population bi moo ko fi tax a nekk boo ko jàppalee jàppale nga sa bopp waaye jàppale nga population bi ndax ñun lépp loo xam ne am nañ ko rek dañ koy delloo ci population bi ndax bu ñu ñëw fii tey dañuy dajale suñu moyen cotiser génne suñu xaalis te loolu lépp ci askan wi la jëmaat xidmaal suñu sëriñ moo tax ñu koy def donc moo tax ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di kontaan trop et nous sommes très sensibles par rapport à cet acte là mais acte boo xam ne ni acte bu noble la acte boo xam ne ni acte de grandeur la mi ñëw indi benn matériel bu am solo ne maa ko dimbalee Baye Assistance Médicale donc ñu ngi leen ciy gërëm bu baax a baax a baax di leen sant di ñaan yàlla ñu yàgg fi daje di ñaan yàlla ñu am partenariat bi gën a dëgër ndax ñun am nañ projet yu bëree bëri yoo xam ne ni mu ngi suñu kanam donc am nañ projet yu bëri yu ñu bëgg a réaliser yoo xam ne ni mu ngi suñu kanam te soxla nañ ay partenaires yu ñu ci dimbale yéen tamit ñu ngi leen di tàllal loxo heure bi nga ñu soxlaa lu jëm ci wàllu santé nous sommes très ouverts à coopérer avec vous à travailler avec vous à vous aider. di ñëw ci wàllu dispositif sanitaire bi nga xam ne nii Baye Assistance Médicale def na ko ren kon ma waxoon ren dafa am contexte bu mu tombeel mais feebar coronavirus bi nga xam ne nii mi ngi lëmbee àdduna bi tey vraiment nit ñu bëri tiital na leen nit ñu bëri tere na leen nelaw mais comme ni ñu ko waxee woon rek loo gis rek fagaru bi daf ci am solo loolu moo tax bam ren dañoo renforcer suñu dispositif équipe bi dañ koy yokk bu baax a baax a baax yokk ci équipe boo xam ne ni équipe de sensibilisation la ñoo xam ne seen soxla ak seen yite yëpp mooy wër dajeeg askan wi pour sensibiliser leen pour jëm leen a xamal lan mooy feebar bi nan lañ ko mën a moytoo yan mesure la ñuy def pour fàggandiku feebar boobu noonu loolu yokku nañ ko ci dispositif bi donc andi nañ médecins yu bëri yoo xam ne nii ñii ay médecins généralistes lañ andi nañ médecins yoo xam ne ay spécialistes lañ maanaam ci domaine yu fasantikoo andi nañ équipe boo xam ne ay dentistes lañ ñu ngi seet nit ñi seen bëñ andi nañ ñoo xam ne ay infirmiers lañ andi nañ ñoo xam ne nii ay sages-femmes lañ fàttewuma tamit pharmaciens yi donc équipe bu yaatu macha allah lañ andi ren comme ni ñu ko daan defee di wax ne ren mooy énième participation bam ci couverture médicale gàmmu Taïba Niassène ndax yàgg nañ ko def lu tax ñu koy def ndax Taïba lu am solo la ci xadaratu Ibrahimiya ndax suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass fi la juddoo donc Taïba mooy suñu deuxième activité phare donc gannaaw Medina Baye gàmmu Taïba Niassène mooy suñu deuxième activité loolu moo tax ñu déployer une grande équipe pour Taïba Niassène léegi képp koo xam ne nii am nga jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram boo ñëwee dinañ la seet sa yaram bu laajee ñu jox la garab ci pharmacie bi garab boo xam ne dañ la koy jox gratuitement donc loolu ñu ngi ciy gërëm état bi autorités yi ñoo def loolu noonu comme ni ñu ko daan defee chaque année donc loolu mooy dispositif bi di wax ne daal vraiment yokk nañu dispositif bi képp koo xam ne rek am nga jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram boo ñëwee dinañ la seet lépp lu war ci yow dinañ ko def donc ñu ngi gërëm suñu partenaire ñi nga xam ne nii duñ dañ duñu jàppale muy Ansaaru Diin vraiment ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di gërëm aussi waa district Nioro bi nga xam ne ñoom lañu àndal ci liggéey bi ñoo ñuy jàppale ñoom tamit ñu ngi am collaboration ak ñoom ñu leen di gërëm bu baax di gërëmaat beneen yoon tamit waa fondation Fonds Medina Baye vraiment amuñ seen fay ñu ngi gërëm partenaires yëpp di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. loolu mooy li ngeen indiloon ci gàmmuk Taïba Niassène atum 2020. yéen a ngi suivre GBN TV di génération Barhama Niass. bu leen fàtte bés ci abonné ak ci cloche de notification bi. GBN TV toujours au service de la Fayda Tijaniyya.